asalaamaaleykum mbokk yi seetaan fii ci Star TV ñu am mbégte ak kontaante dellu si waat ak yéen rek ci jàkkaarloo yi nga xamante dañ ko dee faral di def ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk borom ndombal tànk yi fii ci biir réew mi ak i borom tur yi fii ci biir réew mi pour waxtaan ak gaay li nga xamante ne moom moo jëm ci seen jaar-jaar ak lu jëm ci wàllub yokkuteb réew mi ak liggéeyub réew mi tey nag ñu ngi fii ci biir këru former Lord Mayor mu di honorable Yankuba Colley dinañ waxtaan ak moom waxtaan yu am solo lu jëm ci wàllub yokkuteb réew mi lu jëm ci wàllub politikub réew mi lu jëm ci wàllub dundinam fii ci biir réew mi ak jaar-jaaram fii ci biir réew mi su ko defee laata ñoo gën a xuus rek ci waxtaan wi dañ koy nuyu rek moom it mu nuyoog askan wi su ko defee ñu tàmbali waxtaan wi Lord Mayor ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw jërëjëf auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum maa ngi nuyu maa ngi leen nuyu ak képp koo xam ne mu ñoo seetaan maa ngi leen naan jumaa mubarak waaw alhamdulilah maa ngi nuyu ñëpp everybody. jërëjëf tey nag waxtaan yi laajte bu njëkk bi mu ne laajte rek mooy amoon nga tànk fii ci biir réew mi en tant que mayor woon fii ci biir réew mi fii ci biir tundub KMC waaye nag ñu gis ne coppite am na ñu gis ne jamono ji nekkatuloo ci buntu boobu waaye ñu bari dañ dee faral di wax naan Yankuba Colley jamono ji mu ngi doon liggéey fii ci biir réew mi waaye jamono ji daal bi mu ñàkkee liggéey bi jamono ji dafa mel ni mbir mi dafa dëgër ci booram ñu bëggoon a laajte loolu rek am ci ab leeral te dundin jamono ji. alhamdulilah sant yàlla góoma ne am na lu dëgër suma site man suma boor dara dëgëru fi because dundin la rek ci àddina lu nekk dafa am àppa dafa am foo war a commencé li yàlla wax ci yow pour nga am ko mu am fu mu war a em bakkan ji sax dafa commencé bi nga juddoo mu am bés boo xam ne allah kulli haal di nga dee so it's just like that that's how life is life moom noonu la mel ay binduñ ne bi ma juddoo binduñ ci suma jéebi ne meeyo ni kon xëy na du ma dunda ba ma nekk meeyo waaye nit la maa ci raam di ci dox suma xel musu cee dem ba yàlla isi ko ma nekk fi meeyo te bi ma balaa ma nekk meeyo li ma doon yëpp maa ngi amoon ay xarit yooyu laa am ba tey awma benn soppeeku ci suma mbir amul dara loo xam ne mun naa ne lii moo dëgër suma sayt yàlla alhamdulilah maa ngi añ di reer di ndékki suma paree toppatoo ji suma soxla yi dinaa génn a dem toppatoo leen waaw just Mayor it's only 10 years out of my life 10-12 years out of my life moom si laa nekk Mayor loolu suma li ma dunda moo ko ëppa so loolu for me it's nothing. I served the police for 10 years waaw so ma serve as Mayor 12 years loolu is just ba pare nekk na civilian maybe nekkuma woon ci dara for so many years before ma nekk even yi ma tudda ni so life goes on. waaw APRC parti bi nag ñoo jiite woon réew mi waaye jamono ji gis nañ ne mbir mi dafa soppeeku léegi nag nekkatuñ ñi jiite réew mi waaye ci kaw loolu am na ñoo xamante ne nii bàyyi nañ parti bi waaye benn tey ñu gis ne yow honorable Yankuba Colley dafa mel ni tey nga gën a dëggal sa bopp ci APRC parti bi bokk ci saf si sàpp lan moo waral loolu. bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ko sos APRC bokk naa ci commencement APRC biñ koo taxawal bokk naa ci bokkoon naa tamit ci ñi nga xam ne ñoo doon encourage président Jammeh pour mu simbeeku ñoo taxaw as a civilian président bokk naa ci so APRC man daanaka suma dundin la waaw am na ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci woon commencement bi xëj na ñu gis leneen ñu daw bàyyi ñu fi man nag gor laa doomi gor piir laa ñaari gor ñoo bokk jur ma munuma ba pare xaw ma jàmfaa suma life man duma dee bitre nit man suma xasee dem ba xam la dama la dee def comme suma boppa su man noonu laay dundee su
am leneen lu ñëw taxut ñu ne naka olof yi ne naka mar naan taxut laa naan putit so that's exactly loolu moo happen non bu pompe ubbee rek nga rus su man na bokk ma ci bëgguma rus ëllëg because xam naa ne nguur bi fi nekk taxawut so bu nit ma influence onto anything ba pare gisuma lii war a tax ma mun a bàyyi APRC for another person gisuma ko not this government this is a coalition government it's a transitional government taxawut fen ci ku ñu ko understand tigi the government is transitional te foog naa ñoom ci seen boppa noonu lañ ko bindee ci agreement su lañ def pour ñu ñëw ñu taxaw to elections ñu bàyyi di président pour mu taxaw as an independent candidate yàlla def mu gagné nekk président ne ñëpp maay transition la loolu tax duy affiliate boppam to any party even though am na ñeneen ñu ko accuse right now ne mu ngi favor UDP more than the other parties xam nga loolu ñun suñu wax du si bari because bokkuñoo ñoom buñ bokkoon na ñoom bu boobaa dinañ ci mënoon a yuuxu yu rëy waaye bokkuñoo ñoom so ñoom seen own négociation la seen ñoom ñoo ko sumba ñoo ko naan tamit du ñun to ñun moom ñu ngi toog rek di leen seetaan. waaye am na ñu jàpp ne yéen APRC parti bi yéen a ngi waxtaan ak njiitu réew mi di président Adama Barrow. non oui ñun waxtaan ñoo président réew mi xam nga nit ñi dañ fa mun a dañ di sut xam ne ñun ñëpp ñu ne ñu Gambia ñun the way we feel ne the opposition should behave ak ñoom xëy na niñ foog na noonu la opposition ñeneen ñi foog noonu la opposition war a demee du benn ñun we feel in dialogue suñ gisee loo xam ne naxari nañu te xam nañ ne dinañ mun a even dem joxe appointment mit Adama Barrow nañ ko mit ne ko lii dee lañ gis te neexuñu waaw lii ngeen def loolu jaamara ñun ñëpp a bokk réew because du président ni benn nit du président ni benn parti président ni di Republic of the Gambia la ñu nit ci loolu lañ bokk ay doomi réew lañ so loolu moo fa nekk ñun anyway am opportune one time pour dem ci Barrow man Honorable Jatta Sam nakatuwaati Sidi Njie with us di den Emeba who was with us ak Honorable Seni Mbye ñun 5 demoon nañ ci moom waaye li ñu suñ mission was clear dañ dem woon ko ne ko yéen a ngi siis suñ moto yi doo leen try ngeen investigate ngeen delloo ñu suñu alal yéen a ngi jàpp suñu xaalis doo leen try ngeen investigate xaalis yooyu noonu sax Yaya Jammeh contribution am nekko ci loolu contribution ni parti bi la ñi nga xam ne diyaar mooy député yi ministre si ak ñun ñi nga xam ne meeyoo lañ suñ contribution la ak fundraising su ñoo def xaalis yooyu noonu ngeen téye loolu Jammeh di ko sign sax pour mu génn su fekkee freeze nañ suñu account suy noonu ñu ne ñun loolu la ñoo request ne ngeen delloo ñu ko ak suñ moto yi am na yenn moto yoo xam ne ñu ne government la investiguer leen su fekkee ñu ne government na ko moom government na ko jëla ngeen téye leen waaye am na yenn yoo xam ne nit ñi ñoo ñu ko may dañ ñu ko may moto yu ees pour nit ñi ñoo génnee seen lifin may ñu ko bëgguma ko kenn nag turam waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ñu gënal moto yooyu noonu ne may nañ leen moto yii mu nekk cérémonie ñu peinture ñooñu sax ñeneen ñi ñoom sax dañ ko peinture APRC ba pare peinture ko green ba pare bi dafa APRC ñoo may ñu ko nga téye moto yooyu noonu yëpp kon yaa no fair to us te coalition bi ñëw less than 2 years ñoom ñëpp ku ci nekk mun naa am a brand new pick-up ñun ñu nekk 20 years we cannot have a pick-up loolu there is no fairness. léegi seen pick-up yooyu ñu teg loxo fan lañ nekk ci biir réew mi est-ce que xam nga ndax ñu ngi ci place wala. ndax pick-up yooyu ngeen dunda sax kenn xamut soo jëlee dara kañ nga ne danga seet mbiram dafa war a paak because man moto bi ma doon dawal suma Pajero bi ma doon dawal Pajero bi sax dafa am accident because some useless boys ñoo ko doon dawal ñu ne ñoom ñoo doon siis moto yi
ñoo ko doon dawal ba far am na suma boss bi dañ ko amal accident yëg naa loolu boobu moom gis naa ne am na accident Pajero bi ma doon dawal. mooy yow moto bi nga doon dawal boo nekkoon meeyoo. non national mobiliser général ñu ngi fa def na registration number bi is NAT MOB APRC 1. mooy moto APRC parti bi. waaw. buñ la joxoon as mobiliser général. waaw exactly biñ ko jëlee with disrespect sa lañ ko nangoo xam nga donc ci anam boo xam ne anam bu ñaaw lañ ko nangoo ci driver bi du ci from mi because driver bi ko doon dawal ci anam bu ñaaw lañ ko nangoo te ku nekk na suuraale ne élégant fi daal ma loolu dama ko dee wax de élégant fi loolu nit di def yaa jaame jawara moo fi nekkoon jawara dem yaa jaame ñëw dem baro ñëw baro dafa dem keneen mooy ñëw soo nag ñëpp suuraale loolu. waaw let me ci gàttal rek honorable ci gàttal rek ne nañ sóoraale ëllëg lan nga jublu ci loolu ndax di same trend mooy continuer rek bu fekkee ne gis nañ fi beneen nguur. nag loolu moo warut loolu feeku warut feeku wante warut def loo xam ne nga foog ne dafa lii forever amut dara rek la wut yàlla rek moom nguuram moom la nguuram di laas. so am na naka sa dudu noonu soo ko defee tamit ëllëg yaa cee am gaace ruus si am na ñeneen ñoo xam ne sax within APRC sax du ñaaka sax ñoom it ñu ngi ruus because xëj na liñ def some people ñoo xam ne ñoo nekk in government today so loolu du ñaaka soo nit sooy def daal soo raaleel ëllëg daal lu mat a bàyyi xel la daal man daal loolu maa ngi koo wax te man ci noonu laa doon dundee waaw xam naa ne there is no condition that is permanent te xam naa ne benn nguur du laas nguuru yàlla rek moom mooy laas soo man xam naa loolu soo lii ñeneen ñi di def di behave noonu nañ xalaat de léegi seen oto yi ñu teg loxo ak seen account yi ñu freeze yan jafe-jafe la jural parti bi. of course jafe-jafe yu bari di nga gis ne parti bi mënuñoo dox mënuñoo dem amuñ moto soo gisee ku ci nekk private car ngaa use pour nga mën a génn private car ngaa use te moto yi ñu amee sax moto yu ndaw lañ ku nekk li la yàlla wërsëgal ci moto moom ngaa use suñ bëggee génn dem am na jafe-jafe loolu moo dog suñ tànkay soo gisee yeneen place yi ba léegi ñu am fa ay jafe-jafe ñun ñoo fa àggut billaay suñ politique ñoo leen daaxa politique waaw ba pare ñun dañ def ci Gambia bi ñun we open Gambia we open it up ñun ñoo open up West Coast region ñun ñoo tax ba ñooñu their land value jógee ko from zero to millions of dollars soo demoon noonu Gunjur area ay Sanyang area suñ la joxee kër da ngaa ne ci àll bi la waaye yàlla def biñ ubbee yoon bi foofu noonu def that coastal route mu dog mu round daje génn Brikama dem fu nekk ni ngay gis di access road ni fa dëkk sa naaw duñ rentati in the Gam in Banjul and Serekunda they go home they come to work and go back home amatuñ benn problème loolu yëpp Babi Liman sax moo ko fi def. léegi APRC parti bi APRC parti boo ko doon xayma tey loo koy jox ndaxte gis nañ. we are still the biggest party in this country. single party ñun ñoo leen ëppa. boobu nag kenn loolu bu ko kenn xalaat sax. waaw honorable loolu lu tax nga wax loolu foo ko teg. ñun li ñoo def ci rali nañ ko def. parti bu gëm boppam comme ñun nuñ gëmee suñ boppa di génna suñ ne meeting ñu génna nañ génnee noonu nañ ko wax nee na crowd yi APRC bi rëy na de waaye crowd yi parti bi tamit noonu la am nañ génna compete ñu duñ ko am mënut a possible we did it in at the buffer zone the whole coalition dem nañ fa àgguñ the half of the zone ba pare dañ am lifin ñun amuñ space we did it in Kotu of recent amuñ space ni amuñ space buñ féetee sax amuñ space. waaye lan moo tax APRC parti bi contest suñ nationwide ci local government elections. jafe-jafe yooyu laa nii movement
is one of our problems yi nga xam ne dañ ko dog because they don't want us to survive te ñun dinañ survive de movement is one thing, it's one key thing in politics. soo amul waruwaay boo mun a demee dem génn a dugg a génn a ñëw boobu beneen problème la da nga am problème toog fii rek will not sort any problem out foo jaar ngeen am movement ngeen a dem di ñëw like when I was having my vehicles man waak fii laa waaye man I love provinces than here man ci dëkk yi rek laa daan nekka every weekend maa ngi si dëkk yi su ma nekkul Makati area maa ngi boori Badibu dem fanaan Farafenni oo ma dem fanaan Makati oo ma fanaan Basse maa ngi si biir Wulli maa ngi si biir other sides of the country maa ngi dem fii suma opération sax duma ko daan def fii nii that much because boor boobu noonu man lum tàng I was happy dama daan kontaan pour dem I'm well known within the provinces. I'm well known the whole Gambia. Man, wow. That's the truth. léegi buñ sukkandekoo ci wàllub élection yi nga xamante rek amaana dinañ si war a mën a dugg ci presidential élection yi ndax dinañ gis APRC sampal seen bopp ne na bañ a ànd ak kenn wala dañuy bokk ci coalition if possible. xam nga politics ñi ko xamul ñooy rush onto setting themselves together waaye ko am politics tigi it's not the time jotangut lu jot yomba fu waxtaan war a nekkee rek dinañ ko waxtaan at this point in time like the common saying there is no single party that can make an absolute majority pour am 50+1 sorry dama soj ngeen baal ma 50+1 ne fu mu jaar mu am parti yoo xam ne dina ñëw of course yes APRC ba ñun pour nekkaa kenn benn ñun we are a party of vision mission so ñun dañ déggu ci lu ñoo def ñun dafa am ci luñ teg suñ tànka mooy ne gis ne réew mi Gambia compete in the international world ñun loolu mooy suñu aim and objective te fa lañ demoon fa lañ nekkoon sax because su fekkoon this election bi romba nii naa ne wax nañ ne ni kon 2018 December boobu December free education la at the university level from 1 to university and loolu luñ miin la because feel nañ ne xale yi dañ war a jànga boo amee réew boo xam ne dañ bari jàngakat réew mi ba force mu develop understand doo rely sa human resources onto outsiders you do it yourself ante ñooñu luñ am fii lañ koo bàyyi fii lañ koo def fii la ñoo bilee seen néegi fii la ñoo defee seen everything understand waaye look at what is happening now to access university now in fact is a problem people cannot pay ñun bi gis nga before Jammeh dem dafa génne foog naa over about 300 Gambian youths yoo xam ne dafa leen yónni pour ñu dem jàngi various fields of study pour seet naka la ñoo ñëwee pour ñu dugg ci système bi pour ñu jël suñ aada because even teaching field bi soo ko seetee sax amoon na jamono there are more foreign teachers than Gambian teachers te loolu dafa am leneen loo xam ne wàññi na ko soo leen seetee ñun dafa am lu bari loo xam ne wàññi na ko ci suñu schooling système bi si ngaa gis ni xale yi di def daan si bon yooyu noonu because xamuñ ko Gambian bi dafa am jom Gambian bi dafa rus Gambian bi in fact even inside the compound xale bu jigéen bi sax dafa rus inside the compound dafa am aada buñ teg ci kër yu nekk sa yaay rus na pour ñu dégg ne doomam bu jigéen am na naka su dul noonu ci biti rus na pour gis ko dañ daan jël yooyu noonu su xewaa noonu duy bari sax da ngaa gis xale boobu dañ koo jël dawale ko génnee ko ci environnement boobu noonu yëpp because Gambian bi ñun loolu lañ min dañ dee rus Gambian bi daf dee rus Gambian bi xamut naka su dul noonu xamu ko ñun xamuñ loolu Gambian bi xamut loolu léegi ne loolu because of
amoon nañ some foreign teachers yoo xam ne seen aada lañ indi si suñ culture suñ aada doxut ba fu mu nekk nii Gambian si xale yi léegi sax mun nañoo cheat their parents. That was never happening in this country. And we were trying to bring back our own Gambians to teach our own students, our own kids. waaye honorable fooguloo ne loolu seen government bi dañ ci yéex a jóg fii ci biir réew mi. non naka lañ si yéexee jóg koo xam ne fi mu njëkk lim njëkk a establish mooy ne no child should walk more than 2 kilometers without going to a school. non amul benn place booy dem nga ne dama dox more than 2 kilometers am primary school bi ma dem daanaka virtually almost dëkk yëpp a ngi am primary schools. nga dem district bu nekk mu ngi amee secondary school mu reduce that urban migration mu reduce ko nit ñi léegi ñëwaatuñ fii ne dañoo jógee ko foofu noonu dañoo ñëw pour jàngee si Banjul dañoo toog seen kër yi jël seen aaday jàng at their compounds. The educational system was good. We are having a very good system. We are having a very good minister. Koo xam ne moom life am yëpp is about education. The permanent secretary then was the whole life is about education. There was a good system boo xam ne gaa ngi ko defoon ci education. Teachers yi toogatuñ every teacher is learning every day to bring up something. fu mu jaar nga def sa lesson notes for the following day in school. loolu yëpp dafa am ci suñ schooling system bi nga cappa bi ñoo ñëw fii ñaata school la fi nekkoon ñaata school lañ increase dangaa wa in thousands. That's how we are. ñun loolu lañ def nga def even agriculture bi gaa di wax nii allahu akbar. Gambia is unfortunate. It's really unfortunate. That eat what you grow what you eat is a fact. They don't realize the dream. Wow, bu baax dañ ko doon realize. That's not too direct to realize. waaye am na ñu wax ne ay wax la rek woon. loolu naka laa nekkee wax waa ji ci boppam nga gis ko ci poto président nga gis ko ci poto ak xaftaanam bu weex moom ci boppam mu dugg ci poto te du lifin du ne excuse me du ne dama ko def pour nit ñi gis ma moom ci boppam mooy nekk ci biir poto bi liggéey either caméra or no caméra mu ngi liggéey every day su amee holiday fan la koo defee mus ngeen a dégg mu am holiday mu génn out of this country kanin laay dem dëkkaam dafa dem dëkkaam mu àgga foofu noonu mu liggéey nit ñi dem fekki ko fa in fact dafa joxoon so many courage to so many Gambians to go to the land to till the land dafa jox ñëpp courage jooju noonu even ñun ñi nga xam ne sax xamuñu woon béy ñun sax dañ dem di béy ñun sax amoon naa tool Saalum tool bu rëy may faa gi gerte ak mboxa yeah encourage everybody to go into that pour ñu make sure ne Gambia fii because lim believe loolu mooy digga loolu la a good leader de xalaatee ne koo xam ne su ma amee sa biir bi tey lu ma la wax ngaa def dafa mel ni suma kër fii rek maa jënee dapaas maa jënee saako maalo waaye lu ma wax ci néeg bi waaye tamit mooy am soo bëggee def dara tamit soo ma laajtewul soo ma laajoo doo dem soo mu ne no let us be independent suñ bëggee independent we have to first independent yi lu ñoo lekka nañ independent biir su feesee moom jeex na tag leneen bi yëpp secondary la biir bi fu feesee leneen yëpp secondary la léegi seetal léegi feebar yi nga xam ne ñu ngi am right now du kat façon ngi feebar yi ñoo am Gambia loo xam ne kenn mosu koo xalaat almost the whole Gambia are diabetic yooyu yëpp a ngi fi nga seet ñëpp a ngi hypertensive the whole Gambia ku amul high blood yaa ngi am malaria naka tuwaati diabetes te ñun xamuñ woon loolu xamuñ woon Gambia xamutoon yooyu noonu Gambia bi daal honorable léegi nag ci wàllu constitutional review committee bi xam nañ ne nag constitution bu fi nekk tey yéen a ko indi seen constitution la léegi nag constitution boobu
ci wàllu presidential election yi li fa nekk mooy raw gaadu. waaw raw gaadu moo fa nekk waaye tey nag vast majority of the Gambian population ñu ngee ñaax di wax ne léegi dañoo indi percentage 50+1% bi pour ku war a mën a nekk président. xam nga li xew mooy because gis nga aada yi dañ utee ba pare ñu ngi naan dis raw gaadu man dama believe ne lu waroon la léegi dama leen a laaj how fair is it ni ñuy dem election like 4 parties go to election kii am 49 kii am maybe 30 keneen ki am 20 keneen waaye kenn amul si 50 daal léegi ñu ne ñaar ñi des gannaaw yéen bokkaatu leen ñaar ñi nekk ci kanam yéen la kii am 49 or lifin gars yi demaatu election kenn amul si 50% of the votes of the total votes of registered votes xëy na ñu demaatu election mu am 39 mu wàcc sax mu am 39 kenn ci ko toppa mais am 20 still now that 39 kooku mooy nekk di president then still now that means that man is going to rule by minority so man the essence out of it mooy ne rek xam nga soo toppee soo ne da ngaa seet aadi jàmbur torop nga négeet sa bos nga yaaxa sa bos loolu yëpp a ngi ci waaye 50+1 bi du ñoom ñoo ko wax ñun de ñu ngi leen see ñaan ñu ngi ko encourage yan na am. soo léegi yéen raw gaadu bee leen gënal wala 50+1 bi. fu mu nekk nii 50+1 bi 50+1 bi moo ñun 50+1 lañ bëgg comme ñëpp ni ñu ko bëggee rek ñun tamit 50+1 lañ. lan moo tax 50+1 bi nii. 50+1 su ñëwee kay dina neex ñun xam nañ ne parti bu mag la amul government booy form ci Gambie fii te ñun duñ si mën a bokk mënut a possible next election will determine ñun ñooy nekk di determine factor ne diw yaa nekk président oo ñun ñooy nekk président that's it. maanaam da ngeen gëm ne di ngeen nekk président wala ngeen boot nit mu nekk président. président génn loolu mooy réseau loolu mooy nit yi loolu mooy population loolu moo tax ñu bari nit te ñun kenn duñu mën a nekk la kenn mënuñoo génnee ci Gambian political scene bi ñu ngi fa already ak nit ñi fu ñu jaar ñu góom ñu because ñun ñoo def ni ñuy gis ñoo def tali ñoo def lopitaan ñoo def ñu naan xam nga sugaay naan ñu naan garab amul time yaa jame garab go to RVTH you ask them time yaa jame and you go there right now dem leen foofu noonu man dama dee bëgg lu nekk rek journalist nga research time yaa jame naka la garab yi meloon at the hospitals ak tey naka la garab yi mel foofu ak naka la dëkkuwaay mel léegi nii ci lopitaan yi ak time yaa jame naka la garab yi mel at the hospital improvements yi ñu seet suñ leen compare doo leen mun a compare mënut a possible sax yaa jame sax you cannot his government doo ko mën a compare ak the government that is in here loolu saaga la it's an insult. waa honorable dëgg la dañ dee faral di wax ñu ne yéen a fi indi tali yéen a fi indi ay lopitaan yéen a fi indi ay schools te da ngeen ko dee ndamoo waaye am na li nga xamante ne rek ñu ngi leen koy jiiñ tamit ndax nee nañ yéen seen jamono yu nguur da ngeen nasaxaloon lu xeetoog wàllu àq ak yelleefu doomu aadama. lu dëgg amul biñ ñëwee la radio station yi gën a bari ñun bi ñoo ñëw radio Sine nga amoon radio Gambia su fekkee nit mun naa fàttale ko beneen radio station man de yooyu laa xamoon xaw ma nag am na yeneen yu si yokku waaye biñ ñëwee si ngeen ñëw Paradise si lañ ñëw si lañ am a lot of radio stations ñii tamit biñ ñëwee mu am ñeneen ñu si yokku waaye ñun biñ ñëwee loolu yëpp a ngi fi woon so loolu lu wax la rek ba pare ñu ne ñun ñoo leen journaliste yi ñun luwaa bu bon lañ leen tegal waaye ñii biñ ñëwee bi ñoo campagne dañ ne su ñëwee luwaa boobu la ñoo njëkk a génnee pour ñu jox leen seen freedom loolu lañ wax waaye luwaa baa ngi fa ba léegi de ñoom lu leen ñoroon rek mooy ne age limit ak député yi su leen sa parti daaxee doo mun a ñàkk a nekk ci néegi député yi ñaan nii rek lañ génnee ñu tegeel bi parce que ñooñu noonu xam nañ loolu la bi ko age limit bi dafa am ñoom affect soo age limit bi ñu tegee ko boor ñu ne xaaral ñu génnee loolu waaye yéen seen loi bi léegi mu ngi fa de soo leen toojee loi boobu la ñu ne karawaase ba tey de mu ngi fa. waaye tey ñu ngi ŋàññi nguur waaye démb ñemewuñu woon a ŋàññi nguur ah. démb lañ la ñuy daan gën a ŋàñña nguur loolu wax la rek loolu propaganda la rek yooyu those are mere propaganda
towards a system boo xam ne bugguloo ko and you put that onto them ne leen ABC and D ñu portray that government ne it's a very bad government boo xam ne faalewul journaliste yi faalewul dara loolu amut ñun ñan ñoo leen génnee suñu xibaar yi du journaliste yi journaliste ñoo doon génne xibaar yi APRC they were the ones that were promoting us foofu lañ nii dee ridee suñu affaire soo naka la ñoo waxee ne ñun joxuñ ay doomu aadama joxuñ ko dañ jox doomu aadama waalaam bi mot sëkk bu ko jox nañ ko a peaceful environment bi nga xam ne di nga mun a dox ñum la neexee ci sa réew nga dem tëdda time bu la neex jox nañ la loolu freedom rombut loolu freedom rombut nga ñeme yoo kenn si guddi nga dem to a hidden area foo xam ne sa an isolated place la nga dikka foofu noonu nga jóg dem feneen ngay jóg ngay 3-4 am nga dox yoo kenn kondong ak yàlla nga dem tëdda nelaw léegi kenn du def loolu ku ma disbelieve daal ku ma gëmut daal try ko nga seet kenn du la ko waxati so man mënuma understand su fekkee ñu naan freedom dafa àndaa responsibility freedom ci boppam sax dafa àndaa responsibility doone dama am freedom ba ngay sàcca freedom a tax may sàcca nit di rey nit di jam nit di nangu xale yi jigéen ñi seen paak is that still we call it freedom ñun suñ time loolu du am suñ jamono loolu du am ñun nañ feel ne xale bu jóg soo waree noos da ngaa dem noos ba taamu la neex nga ñibbi dina nelaw kenn du la xasul not right now loolu amatut ndax yéen a ngi déggante ak former président Jammeh. why not ñu ngi déggante moom waaw. am na li mu waxoon mu ne am na li nga xamante ne mu ngi say dox bu sottee rek di ngeen kontaan ci seen audio liction yu ligoon fii ci biir réew mi. waaw wax na dëgg ci lu moo dox waaw moom moo xam loolu waaye ci lu moo dox du ci jaama rek la de du dara du xay jaama rek ci loolu laa dox tànki jaama rek la yaa Jammeh dee dox Jammeh lu sonal Gambien bi bugg ko soxlu ko loo xam ne daf ko sonal loo xam ne dafa sonal Gambien bi yaa Jammeh bugg ko yaa Jammeh Gambia moo ko ñor gis nga yi xew tey nii soo gisee muy xew mu am ñoo xam ne ñu ngi ñoo yab tey billaahi Jammeh moo fi nekkut Jammeh kenn du yab Gambien nga jógee ko saroori nga ñëw suñ réew fii nii tuuti nañ dëgg la waaye nga ñëw ne danga ñoo jaay fi yabaate loolu du dem Jammeh kenn du ko def loolu kenn du def loolu noonu Gambia fii. da nga jàpp ne dañ tuutil Gambia yi jamono ji. Gambia is next to nothing. Gambia yow sa biir réew sa doo si dara bala nga xam loolu demal ci Sénégalais soldats yi nga seet dañ la def loo xam ne di nga dem ba dee kenn du la ko wax sa biir réew te yow doo ko ñemee def Sénégal. Sénégal suñ gars yi booy si yaa ngi nii dem nit ñi dem nañ foofu noonu ay maagal boo xam ne dañoo dem pour yëfi yàlla la ñoo demal foofu noonu nga jàpp ay xale yooyu noonu di leen toroxal foofu noonu nga ñëw fii nii tamit di toroxal Gambien si yëpp loolu tuutil sa bopp la loolu tuutil réew la. lan moo waral loolu. because nguur gaa ñuy jox gaay yi ñu joxe dañu may dañ may Gambia te Gambia melu noonu la ñun bilaay ñun dëkk bu am orma lañ ñun xamul mbiri fitna Gambien bi xamul fitna soo gisee lu bari dee xew nit ñi dee rëcca onto it it's because Gambien bi ci boppam moo xamul fitna ñun xamuñ luy fitna rek xamuñ ko mun nañoo tiitaru nii ne jege wax lu rëy fii nii waaye doo gis ñu jëfee ko doo ko gis. How many times some people will call it strike soo demee ba yow kenn nekk Westfield kenn du la fa fekka bëgguñ fitna noonu la Gambien bi moom noonu lañ bindoo. xamuñ ko xamuñ yëfi fitna xamuñ yëfi daal di nit xamuñ ko. xamuñ yëfi saaga ñàkk kersa kilifa xamuñ ko loolu du suñ aada ñun even président Barrow man du ma ko saaga non man du ma ko saaga te xam naa ne doomi APRC ñun wax nañ gars yi kenn ku ko saaga ñu discipline la because ñun loolu la ñu suñ leader jàngal mu ne bu leen xas bu leen saage
saaga dafa génne barke gémmiñ advice seen supporters si ñu discipline ñu ut lu ñoo ut dinañ ko am te am nañ ngóom ji ne nañ ko am because yàlla façon yi nit yooyu laa faral waaw former président nag xam naa ne foofu la ñuy tëjee rek jamono ji dafa mel ni ñu ngi koy fexeel ba léegi ñu ngi ci campagne yi noppaloo ko juñ ndaxte kat nee nañ am na mbootaay bi ñu tuddee AFLA dafa am ndaje bu ñu war a am foofule ci biir di International Criminal Court bi pour seet yan jéego la ñuy jël ba ñu gis ne dañuy prosecute Jammeh. ko prosecute because defut benn heinous crime boo xam ne dina mun a dem face an International Court of Justice dama ko gisut lan la def. What has he done that would warrant that dama ko gisut ñii wax loolu noonu dañoo tari la rek ut néem la ñoo def dañoo ut tur ñun awi Rwanda dañ demoon ci woo dafa koos Gambie dem ci woo ñan la nekka teral leen tegal leen nii rek jël bali fetel tararararara rey leen ñan la kan ñan la rey suñu wéyee ne sa dafa rey man dama li ma wax dafa simple soo ne dafa rey sax léegi fii Gambie bu tuuti la ñun we are a very small country te ñun ñëpp xamante nañ families are the same why not you publish the names ne Yaya Jammeh de diw Ibu diw moo ko rey bis nangam Ibu waa fii la waa fële la ngeen liste daane ngeen def publication ngeen publish ko ngeen seen ko ci biir media bi su ko defee ñëpp gis ko ñu ne Yaya Jammeh de more than 10 people wala 100 1000 or 3000 people la rey ngeen wax loolu su ko defee nit ñi xam ne lii moo xew waaye that propagande loolu propagande la rey na loolu propagande la. waaye Ghana dafa mel ni ñoom ñoo jiite campagne yi ndaxte nee nañ ñoom it seen doomu réew yi 44 of them fii lañ leen rey. man dama fii la Gambie loolu tax ma ne la Gambian bi dafa xeeb boppam Ghanaian si ñoo ñu war a dicter ñun lan lañ war a def ne seen doom yi lañ rey fii loolu commencé nañ ko loolu gars yi defoon nañ ko waxoon nañ ko when Jammeh was here lu tax posté wuñ ko at that time they said it at the African Union. Honorable Jatta was there then, and then the man who championed it at that place, then he wants to be president. Honorable Jatta condemned him at that place, and the whole session condemned him. loolu jógut foofu noonu ba fii la léegi laa rajo I think so na interview Honorable Jatta laaj leen ko that incident of Ghana and what happens at the AU da leen explain everything. loolu is not something loolu is mere fabrication la ak ñoo xam ne dañ bugg a xaalis so those people can dance onto the Gambian people for your citizen nga ne yow sa citizen da nga foog ne ma ne lu waxu tey ñoo waxi ëllëg man maa ko wax lu foog ne loo def tey nit ne du feye ko ëllëg loolu jëfi caaxaan la waaw loolu jëfi caaxaan la ñun boykat ñun mënuñoo fonka suñ boppa as Gambians ñun mënuñoo fonka suñ boppa ñun nit moo ñu war a dicter ci lu ñu war a def. maanaam da nga daxalu loolu ne dañ koy àttee ci réewu Ghana. am sax loolu du am that would never happen Yaya Jammeh loolu that will never happen kan la noonu. noo ko gisee tuutal réew mi la wala. waaw di tubaab bu jógee ko fële na le alum haj contrôle what is happening in America and where he comes from boo xam ne foofu la gën a bonee foofu la rey gën a bare boo daxew ko foofu noonu ba fii la ko war a daxee te moom fi mu jógee ko foofu moo gën a wos daan fii lu dul ñëw ut ci xaalis ki African si because dañ jàpp African si they are nobody so loolu ñun nit ñi loolu lañ war a toog su ko defee suñ defee loolu ci réseau bi ndax digg nga ko tubaab bu li mu wax ñun noonu lañ war a dundee ñun we are above that ñun ñoo ma em they are human beings like us only color difference la rek in fact we think better than them so kooku ñooñu noonu kooku ngeen a déglu waxam waaye dafa def campagne mu ngi lifin nii su ko defee ñu naan su ko defee government si commencé mu dem di fa ut xaalis mu mun am dépasse am ñooñu utkati xaalis lañ ñooñu duñ dara ñooñu utkati xaalis lañ rek coow lu ree rek ak lu amul lu caaxaan.
former président mu ne moom su naree ñëw si réew mi day ñëw te jinne munu si dara. wallahi mooy dëgg bi mu demee bi moo dem jinne mun na ci dara ah bi moo bàyyi fii di dem jinne munu ci dara buy ñëw tamit jinne munu ci dara et c'est simple bi moo dem mun na jinne munu ci dara waaye xam nga yàlla mun na ci dara et c'est simple bi noonu la demee yàlla moo ci mun dara mu dem moo boobu yàlla mi moo jaamu moo cee mun dara mu ñib si waati Gambie bi fii nii cok te dara du ko jot. te ba léegi yéen a ngi am gom-gom boobu. laa ilaha illallah I sleep with it dama ko gëm I believe in the man because he believes in the Gambian people and the Gambia that's the reason man gëm ko man ci loolu laa ko gëmee do any other thing dafa gëm doomi Gambia gëm Gambia bañ Gambian bu toro moo ko fi génne ñenn ñi naan lu tax nit ñi dee ragal pour mu ñëw bu nga xam nañ ne su ne cib Gambie fii rek yëf yi yàqu na su ne cib biir Gambie fii ñu xam ne moo fi ëpp support su ne cib tànkaam biir Gambie fii keneen la bés bu ñu we kenn du ko announce sax nga ne nga announce Yaya Jammeh is coming back to this country dëkk bi nelaw du fi am. waaye lan moo tax nit ñi di fara tiit su di tiit buñ déggee ne Jammeh war naa dellu si waat. non ñaan nit ñooy tiit. am na ñenn ñi Jammeh lañ bañ a dégg ne day dellu si réew mi de. la ñuy bañ ne dafa moo de xaw ma xanaa because dinañ ragal because waa ji is no nonsense man that's a fact he is that type gis nga let me tell you people gis nga Yaya Jammeh ku baax la he's a very good man soo toogee moom nga xam ne kii is a very good man and he thinks big for the Gambia. Go to Ilitenda now nga dem nga cappa bridge bi ñu def across and he was going to do the same thing in Basse because I was there when he was asking Basse and Bala and the others walk onto the bridge for Basse. I was there. I talked to him and he said a train station for this country looloo tax mu ne ma daaneel monument bi xam nga monument bi dafa amoon lifin that was the reason mu ne ma daaneel ko daal foofu la train station bi war a nekkee pour laxas Gambia laa wax. maanaam train station ngeen bëggoon a def si monument bi. of course yes the man have a big heart for this country. lifin Ndakatu Petroleum House bi ngeen gis noonu boobu benn la rek. ni kon loolu noonu dañ ko start di count in this country yi dafa pare pour beautify this country ubbi Gambia nit ñi lim waxoon loolu la bugga mu ne dafa bugga pour nit ñi ñëw di hustle indi Gambia loolu la bëggoon loolu mooy inim te loolu da du nelaw balaa nga xam loolu noonu nga seet lu file bari biir office am su fekkee sa file dem na fa dig foofu nga xamee ne daf dee attend all the files di nga gis ñi mu rectify leen very clever man waa ju clever ngaa gis noonu moom Jammeh laay suma diggante yàlla he is very clever very clever laa la ni de soo ko seree file soo fa bàyyee dot sax dina la fa defal dot to show you ne read naa sa file loolu yëpp ak ji that's how the man is dafa am a good intention for this country ñii propaganda nag against him bëgguñ dara lu baax pour Gambia they don't want Gambia to go Gambians Macky and these people they don't want Gambia to be like Senegal bu ko commencé nañ leen a raw commencé nañoo raw Sénégal ci ban boor ci boor yu nekka économiquement lu nekk pare woon nañ pour raw leen fu mu nekk ñu ci tànk yooyu lañ nekk ci tànk yooyu la Jammeh nekkoon gis nañ ne mu ngi pour seen économie mu ngi ko jox problème loolu xeex bi yëpp loolu la rek du dara it's nothing other than that yow tamit. honorable kon nag laata ñoo tàggatoo rek xam naa dañ lay bàyyi nga wax sa kàddu yu mujj ci réew mi nu réew mi di doxee jamono ji. réew mi daal li ma wax daal
président bi daal na jël matuwaayam bum compromise suñ security because right now what is happening is not good for this country because foreign troops luñ yaaga dañoo dem te dëkk bi dafa war a am sécurité boo xam ne loolu waa dëkk bi rek a ko war a xam like li ma jot a gis ci social media bi ñu ne di economic foog naa PR bi la I don't know wax na ne di Sénégalais suñ post in fii indi phone yi Sénégalais yu they are not under their command den bëgg naa président bi mu ñëw mu won Gambien si Sénégalais yi naka la leen sur troops yooyu noonu naka la leen invité into this country because loolu su fekkee ne amuñ the approval of the National Assembly mun nañ leen a taam as ne dañ invade our country waaw mu legalise ko su ko bëggee def sax na ko legalise waaye the Senegalese troop cannot use our territory to fight insurgents in another country. This country ñun xamuñ fitna loo xam ne rek dina fi si fitna rek ñun ñëpp dañ ko war a daw loolu lay advise the president pour woon ko ne ko nguur gi yàlla moo ko jox du kenn du nit na jël jéegoom nga xam ne suy jee tamit yàlla moo ko jeexal du doomu adama na jël stand sami mu protect the sovereignty of this country loolu soo seetee suñ constitution bi mu fa moo nekk ci force clause yi dafa important loolu tax maa ngi challenge the other political leaders ñoo xam ne ñu ngi fi ñu jóg let them talk about it nañ jóg ñu wax about it buñ ne dañoo bañ blame because loolu laa gis some political leaders yi mel buñ kenn ku leen blame te soo bëggee dem fu mu jaar nga accept ñu blame la te lu ñoo blame bi sax na nekk a positive one bu kenn wax loo xam ne dafa yàqa nañ wax loo xam ne mooy defar waaye nañ ko wax ci loo xam ne moom mooy yóbbu Gambia ci kanam man loolu mooy suma gum loolu mooy suma belief loolu mooy suma lu ne man awma fenn fu dul Gambia man Yankuba awma feneen fu dul Gambia su fekkoon ne amoon naa feneen ni kon tukki naa waaye man fii moo ma ñor am naa opportunité yu bare pour tukki maa ngi toog fii soo gisee ma toog fii because Gambia moo ma ñor man Gambia moo ma neex fenn neexuma fu dul Gambia su ma tukkee sax fu ma munti dem xamal ne maa ngi homesick waaw balaa ngaa xam loolu noonu ñu nekk ci flight ñuy wàcc si Gambia ñu dugg si Gambia ba ma commencé gis ci plan bi di laan ma commencé gis suñ moto yi di daw ki suñ tali yi dama dee over kontaan bu ñëw wàcc rek dugg naa ci suma moto yi fi ma doon seet noonu yëpp ma jaar fa yes I love the Gambia man awma fenn Gambia rek laa am waaw ok. jërëjëf honorable dañ lay jaajëfal bu baax a baax ci waxtu boo jël rek jagleel ko Star TV ci interview bi. jërë ngeen jëf kontaan naa ñun suñ doors à open man nag suma doors yi dañu man dawma benn journaliste bu ma bëgg a ñëw interview ñu you are free to come I'm very free man free naa pour wax ak ku nekk. maanaam open door policy nga am. waaw loolu lay deyee tamit in all that man kañ noonu laa mel whether I'm in office or I'm away yëpp benn la ci man waaw I'm not mayor I am Yankuba Colley now but still I'm mayor you cannot seize my title I'm the former mayor of the great municipality called KMC Kanifing municipality man la mënuloo def benn history in this municipality without putting my name there mënut a am tali yeeg lu bari laa fi def lu bari laa mën a bàkkoo
man suma doom yi am na foo xam fu mun ci woot buñ jaar mun nañoo joxoñ ne suñ baay bi mu nekkee meeyoo moo fi defoon lii man noonu laa di tiitaroo my sons waaw fuñ dem ci keem dinañ taxaw ne lii suñ baay bi mu nekkee meeyoo moo ko fi def am happy kontaan na yàlla ñu yàlla may jàmma jàmmal ñu suñ réew mi ba fuñ bëgga ñu àgga fa incha allah ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf thank you. waaw kon nag askan wi loolu lañ leen amaloon rek fii nag lañ ñëwoon rek seet si ki nga xamante rek moom moo nekk former mayor bu KMC mu di honorable Yankuba Colley waxtaan yi nag dégg ngeen ko ak Star TV la woon ak seen doomu ndey Seydou Camara di leen jaajëfal jërë ngeen jëf si seetaan bi.